Bonjour tout le monde, soyez tous les bienvenus dans votre émission Labado, comme tous les samedis à partir de 18h15 sur la Sen TV. Alors comme ni ngeen ko xamee ñu ngi jëm fii nga xamante ni le 2 septembre incha allah concert u Sidi Diop muy lancement Miss Labado. Alors xam ngeen ne instant bi les filles sont en nombre de 600 et que ci jouru concert ba ci la ñuy joxe résultat 20 filles yi nga xamante ni ñooy qualifié directement finale. Bëgg ngeen xam kuy Sidi Diop bëgg ngeen xam Sidi Diop lan la ban jàngaat la am ci émission Labado. Bëgg ngeen xam lan mooy vraie vie wu Sidi Diop alors tey nag damay doxantu dem ba këram jëli ko mu nekk na spécial Sidi Diop lancement Miss Labado alors du ñu def dara nag ñu daagu nànk dugg suñu biir oto bi macha allah alors ñu dem seeti Sidi Diop waxtaan ak moom ñu xool nag naka lay préparer concert bi à tout de suite. yenn saay may dox di waxtu mel ni ku àndatul ak sa boom yenn saay ma weet te toog ci biir mbooloo may jooy di jooy nga mel ni ku ma gisul wante xam naa ne bonuloo nit ku ne mën na juum. Voilà comme ni ngeen ko xamee agsi nañu fii nga xamante ni mooy Géejawaay te duñu wax Géejawaay te duñu tudd Sidi Diop léegi nag damay wàcc ndànk dem gàttandu ko dem nuyu ko accueillir ko ala ñu tàmbali na suñu waxtaan ak moom ay suñu dem alors kii kan la. c'est maman. Ça va. ci loolu ne. yaa ngi ci jàmm lu bees. yaa ngi cool baa sonnoo ci xaar bi. mukk yow kenn du la xaar di sonn. kon baax na alors comme ni ma leen ko waxee sànq ñu ngi fi nga xamante ni mooy Géejawaay te du ñu wax Géejawaay te duñu Sidi Diop le golden boy de la musique sénégalaise alors Sidi tey fii fa la ñu nekk nii exactement. waaw ñu ngi Géejawaay ñu ngi ci sama koñ. ñi ngi fi nga xam ne fii laa passé sama enfance gisoo xarit yeeg soppe yi taxaw ne di seetaan fii mooy base Sidi Diop. alors man na nga xamante ne xaw ma Géejawaay xanaa tey di nga ma dugg ci rukk-rukkaan yi dem seeti say mbokk. amul benn problème tey dinaa la dugal fépp nga xam luy banlieue. kon ay suñu dem. yow tamit amal xel. alors ñu ngi fi nga xamante ni mooy Géejawaay ànd ak Sidi Diop ma fas yéene nag waxtaan ak moom ci le 2 septembre fële nga xamante ni mooy plage BCEAO mooy nekk lancement Labado saison 4 2018 alors Sidi bu ñu waxee Labado jigéen moo tax ñuy wax te dégg naa yow mairie moom say gaañ lañu te xam naa ne bari nga ci ay jabar tamit de déggal muy tënk waaw loolu dama ci kontaan tout d'abord dama leen di nuyu bu baax nuyu waa Sénégal nuyu waa àdduna nuyu képp kuy jigéen ak foo toog daf may neex tey jii saison bi ma war cee ànd ak jigéen ñi du ma ne sax les Miss Labado yi mais dama naan ak jigéen ñi ndaxte ñoom dañ maa bëgg heure bu ma xewlee kenn du leen fa jiitu ñooy fees dell ci samay soirée kon nag dina ma neex trop que ma gunge leen la de xool sax waa Labado nan la ñuy jaabiraay. loolu dina ma neex léegi maire wu Géejawaay lan nga leen di mën a wax maire yi yan rapport nga am ak maire yi maanaam les mamans quoi. mais yu nice d'ailleurs maa ngi la bëgg a yóbbu ci kër gi nga xam ne moom fa laa nekk muy sama kër maam Ajaratu Dieynaba Fall waaw muy sama maam sama xarit sama yaayu Iba yaayu Ablaye mi nga xam ne mooy nday du seex uuf ñëpp ñoom sama yaay lañ benn grand baa ngi nii. alors Iba ban rapport nga am ak Iba moom. waaw moom laa doon wax léegi naan la moom la ñuy dem seeti yaayam kii sama mag la sama xarit la. ku dégg Sidi dégg Iba Sey ku dégg Iba dégg Sidi moo tax man la nañ dem ma bett ko moom wax dëgg yàlla ku contribuer ci sama carrière la ma nekk fii nag ci kër gi vraiment nekk ci këram muy yaatal ma depuis début ba léegi mu fekkee nag vraiment nekk sama mag sama xarit sama père sama tons sama lépp waaw muy nit ku wàcce boppam nit ku oyof yaayam mooy Ajaratu Dieynaba Fall te ku xam Ajaratu Dieynaba Fall xam ni Géejawaay ku fi nooy kooku mooy sa yaay mooy yaayu Iba kon nag Iba tey waa Sen TV dañ maa seet si woon bett ma léegi may nelaw ma ne xaaral nag ma daw yóbbu leen ci grand bi mu sànni ci ay kàddu bi baa ngi noonu. alors Iba la nga mën seedeel Sidi Diop. waaw soxna si maa ngi nuyu ñëpp di nuyu auditeur ak auditrice waa Sen TV yëpp di gërëm ñëpp di leen sant. di waa ñaan yàlla di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak en tout cas man mënuma wax ci moom
sama xarak la sama doom la te ku baax si man la bëggul lu ma naqadi wala su amee lu ma naqadi moom yëgu ko si saa si lay réagir ku baax la koo xam ni la ñun ñaar ñoo dëkk nekkuñu sax ay mag ak rak wala dara mais comme papam la ma def bu feet tabaski jotee mu jëndal ma xar su liggéeyee lu mu am ñëw jox ma ko lu muy dugg wax ma ko lu muy génn wax ma ko du def dara loo xam ne man yëgu ma ko donc kon maa ngi koy gërëm di ko ñaanal li mu bëgg ci carrière am yëpp yàlla na ko yàlla defal di ko wax moom di ko jaarale waale ci magam ji muy Baye Zal mu nekk koo xam ne man maa ko wax ne ko ñëwal nga jàppale Sidi mu def taxawaay boo xam ni taxawaay bu yaatu la di dimbali ñëpp def lépp lu baax ubbi dënnam tamit ba pare di sonn ci Sidi kon au passage man maa ngi gërëmaale Baye Zal parce que sama rakk la moom mais moom daf ma jox cër respecté ma baax ba bëgg a dee tamit ba pare nangu liggéey kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ñu ñaanal ko jàppale ko quoi te xam ne li si kanam mooy dàq li ñu toll nii. alors comme dégg ngeen sànq témoignage bi Iba Seye wax ci Sidi Diop ci frère am bi léegi nag duñu def dara lu duñu dugg ci biir kër gi maison familiale bi ñu dem xool tamit foofu nit ñi nu ñu toogee ñu mun ñoo wax tamit lu baax ci Sidi Diop ay ñu dem. nga xam ni nit ñaa ngi ñuy seetaan nit mooy defar bu baax nit itam dafa xaw a doy waar may xalaat di may muy giif tey moom it mooy li ma la wax léegi ki ñu dajal léegi di wax ak moom Iba Seye kii mooy suñu mag mën naa ni sax suñu papa suñu kilifa lépp lu ñuy dugg moom it day ñuy ñëw ba ci moom di ko wax moom lay wax léegi ne suñu yaay moo ne ci kaw Ajaratu Dieynaba Fall tey nag waa Sen TV dañ ma bett seet si ma ñu war a def Miss Labado le 2 septembre concert bi plage BCEAO kon su ma ñëwee ci kër gi ngay suñu kilifa bala maa yéeg kon ni ci Iba Seye sànde kaddu yow tamit ngay suñu mag di suñu kilifa waa Sen TV seet si ma ne nag il faut nga sànde ci kaddu ndax yow sama xarit nga te sama papa nga waaw jërëjëf ñu ngi leen di nuyu si ñëw si Sidi bi fii si kër gi Sidi moom suñu doom la si kër gi la dëkk yàlla moo ko fi indi ma bokk ci kër gi comme ni fi ndongoloo bokkee woon rek même chose li yàlla dogal nag ci moom ba mu ñëw fi ñun xamuñu ko donc ñu nañ ko jàpp rek comme suñu doom ju ñu jur comme suñu rakk mu nekk suñu nekk rek nekk xale bu yaru bu ñu déggal tuxul naanul deful dara yem ci kër gi suñ ko santee mu def suñ ko teree mu bàyyi amul benn muskila ku yaru la ku baax la ku xam ñooy kan la ku fonk maamam la ku fonk Iba Seye mi nga xam ne moo ko yar ci kër gi moom la vraiment di ñaan bésam bi ngeen ko tuddee yàlla na si yàlla def barke te mu jikko te mu fees del te ñu koy ñaanal fii ay baayam ak ay magam Wally Seck ak ay baayam Youssou Ndour fi ñu toll yàlla na fa àgg ci barke Mohamed. nax na ma nga xaar ba ma ni la nga bàyyi ma wee mi ngi nii sama xarit sama yaay gàmmu chéri Ablaye Seye tey nag waa Sen TV ñoo ma seet si woon waaw ma ne nag wax dëgg yàlla bala maa def dara damay ñëw fii ci kër gi waxtaan ak ñoom ay yóbbu leen ci samay kilifa ñu wax ak moom ndax ku ne xam na ni kër gi ba ma fi nekkee ba tey dara ñaawut yaay ngeen bëgg ma yaatal ma ba tey mën naa ni li lépp kon nag yow su ma la gisee bëgg gi ma la bëgg moo tax rek ma ne xaar ma jox la micro bi nga wax ndax yow sama xarit nga bu lépp weesoo sama xarit nga ma bëgg nag nga nuyu waa Sen TV nuyu waa àdduna yaay sama yaay xam naa ne sax mënewul wax ji waaye yaa ma gën a xam. waa salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp kii moom mënuñoo wax ci moom sama doom la daal sama doom la sama séddoo la di xale bu baax bu yaru bu xam li mu bëgg liñ ko ñaanal daal mooy yoon bu leer nañ te ànd ak jàmm ànd ak xéewal ànd ak salaam. amiin amiin. jubalal ba yegg fa nga jaam ndinkaane du alal yóbbanti du moomeel kon loo moomul ba ko faa xanaa xamoo ki amal kenn la te lu ko neex lay séddale bul xool man waa Sidi léegi ma bàyyi la ak micro bi nga wax ñu fan la ñu nekk fii instant bi. waaw kon ni ma leen ko waxee léegi ci suuf nee naa la kër goo gis rek day am kilifa te nag gannaaw ñu waxal ñëpp Iba Seye Ablaye Seye ñun ñëpp kii mooy suñu maam suñu yaay suñu kilifa muy Ajaratu Dieynaba Fall ma ne leen nag nañ leen yéeg ci kaw moom mi nga xam ne mooy borom kër gi yaatal ñëpp tëddee fi nday di seex yaatal ñëpp doomooy ñëpp sëtoo ñëpp ñu bëggoon nag maam jox la micro bi yow tamit nga sànni ci kàddu tey waa Sen TV ñoo ma seet si bett ma ñëw seet si ñoom it seen doom ne ma comme que man maa nekk ci banlieue bi
di défendre tamit couleur banlieue bi di nekk fi woykat ñuy def benn événement bu mag ak Miss Labado le 2 septembre man maa ko war a way mais balaa boobu dañuy dugg seet si ma man ak samay dëkkuwaay samay xarit man leen nañ leen jàddaale ci sama maam moom it mu sànni ci kàddu waaw. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp damay soog a jóge màkk démb laa jóge màkk tey rek moo ci topp waaye nag bu ngeen ñëwee ci kër gi fekk fi samay doom ak samay sët di Sidi ngeen di ñëw di ko xool si wala ngeen di ko déglu si lu mu xalaat ak ci xale yi ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm ak xale yi ko bëgg moom tam mu bëgg ñëpp te rawatina fi mu dëkk toog fi tamit yàlla dogal mu nekk ak ñun di baax yaru yem ci suñu loxo déggal ñu kon nag dañu leen di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a ko seet si ndax dafa mel ne ñun ngeen seet si rek ku seet si di rek kër gi yëpp nga seet si famille bi yëpp nga seet si ñu leen di gërëmaat di leen sant di ko ñaanal tamit yàlla may ko fan wu gudd wa ànd ak wér may ko jàmm baatam bi yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko ba li mu bëgg ci Sénégal bëgg ko ci xale yi bés bu nekk muy gën di baax di gën di neex loolu rek lañ koy ñaanal fan wu gudd bu ànd ak wér ak jàmm ak wërsëg bu bare ba nga xam ne bu beneenee bu ngeen koy seetsi incha allahu rabbi yàlla nañ ko fekkee te tal ko da ngeen koy fekk ci kër goo xam ne gi moo gën sax kër gi mu nekk yàlla na ko yàlla def te ñu ngi ko koy ñaanal nañ ko fi ñu ko war a ñaanale yépp muy fi nga xam ne fa lañu yaakaar moo di Màkka ñaanal nañ ko ñaanal suñu bopp ñaanal suñuy doom ñaanal ko am suñu sët la loolu daal la ñu amoon di ko wax di leen gërëmaat yéen tam di leen sant yéen ñi nga xam ni safoo ngeen ko ndax moom doomu banlieue bi la yaakaaru banlieue bi la kon su ngeen ñëwee seet si ko tamit seet si ngeen ki ngeen war a seet si ki xale yëpp bëgg barki démb rek maa nga woon États-Unis mais benn sortie bu mu def ci géej gi ku ne gis na ni mu toll ak ni mu day loolu nag day wone rek taxawaayam ci biir xale yi taxawaayam ci banlieue bi taxawaayam tamit ci ñi ko bëgg sang ñi ko bëggul sax bu ñu gisee loolu dinañ ko bëgg kon tamit kontaan nañu trop ci ñëw bi man maa ngi soog a jóge Màkka bëgguma sax wax ci dara lu jëm ci àddina conseil yi ma leen di jox jigéen ñi mooy nañu gëm seen bopp xam ñooy kan bu njëkk bi ñu nekkee ay jigéen di gëm suñu bopp nangoo liggéey yàlla dugal na tamit ci politique sax ñuy def politique di ànd ak góor ñi di xëccoo ak góor ñi benn jigéen mënul xëccoo ak góor te amuloo fulla am fayda ndax boo amul fulla am fayda soo xëccoo góor ñi wax la loo xam ne dangay dellu gannaaw kon góor ñi di jigéen ñi daal nañu xam ñooy kan ñooy jur sëriñ yi ñooy jur buur yi nañu gëm seen bopp am fulla am fayda xam na ñooy kan su ko defee lépp lu ñu bëgg dinañ ko am parce que bu ñu seetee jigéen ñi nombre bi ni ñu toll ñun jigéen ñi léegi ñoo ëpp góor ñi comme jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi nag góor ñi ci seen bopp nañ leen respecté jox leen seen cër mais ñun tamit nañu xam lu nu am mooy lan. seetaatal ni nga mel. waa Sénégal kii mooy Lamine Ngom moom tamit sama xarit la wax dëgg yàlla bëggal ma boppam chaque jour mu jóge ba Pikine ñëw fii di ma seet si ñuy toog mu nekk sama xarit ñuy kaf foore ataaya moom it ci kër gi la bokk muy sama xarit bu baax Lamine waaye nuyul waa Sen TV. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu yëpp dëgg yàlla yëpp xam nañ nag Sidy Diop dama xaa bëgg lool. dëgg yàlla nag mu am jom dëgg yàlla mën nag way lool nekk na doom Pikine nekk na doom cité Aliou Sow dëgg yàlla Sidy Diop maa ngi koy ñaanal noonu ko yàlla noonu ko doom nekk nag doom Géejawaay dëgg yàlla nag noonu ko yàlla def jàmm yàlla may ko wër yàlla fàtt ko nag da Màkka siraala Seydina Muhammad affaire bi yow la waa Sénégal waa àdduna kii comme ni ñu jugee ci maire Dieynaba Fall aw ci Iba aw ci Ablaye Seye moom mi tamit ni ñooñu mel ci man sama grand yooyu ñoom Iba moom noonu la mel ci man kii mooy grand Cheikh Gueye bëgg Bamba moom mi daa am cër ci man te daa war a wax donte nag 1 minute la grand Sen TV ngi noonu Sénégal a ngi noonu. waaw Sen TV ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp Sidy moom liñ ciy wax rek xanaa lu dul di ko encouragé xale la yaru na mi ngi topp suñuy ndigal bala moo def dara tàgguñu depuis mu commencé ba léegi fii la nekk mais man chaque jour li ma koy wax rek ma ne ko li ma léegi yow da nga ñoo noppal parce que am na loo xam ne boo ci nekkoon di ko def à chaque fois ñu ñooy sonn mais je vois que noppal nañu
Sidi liggéey la xam bu ñëwee toog fii sa à son âge ak succès bi mu am mënoon nay def du n'importe quoi mais man daal yàlla nañ koy di nga koy ñaanal daal mooy yàlla bàyyi ko fi xam nga ba mu gën a jëm kanam ñun loolu lañ koy ñaanal mais en tout cas daal nit ku baax la xale bu yaru la ku neex a dëkkal la. comme ni ngeen ko gisee dañuy dem seetaan suñu élément bi nga xamante ni moom laa leen préparel man ak Billy Bosso demoon nañu fi nga xamante ni mooy Cos Make-up bàyyi nu baa ñu dem seetaan élément boobu te ñëwaat. Bonsoir les fidèles téléspectateurs de la Sen TV. Voilà, comme chaque samedi, on se retrouve sur les antennes de la Sen TV dans votre émission La Bado saison 4. Toujours en compagnie avec Mama Diallo et Billy Bosso. Comme nous l'avons fait samedi bu jot rek dañuy déplacer wu ñëw fi nga xamante ne ni moom mooy Cos Make-up fekk fi sama missi di xool naka la ñuy waajee concert bu mag bi nga xamante ne ni moom mooy am le 2 septembre fële ci Bessayaawo ñu ci ànd ak artiste bu mag bi nga xamante ni moom mooy Sidi Diop. Sans plus tarder dañuy dugg ci biir ma xool xale yi naka la ñuy waajee concert bi. C'est parti. Salut les filles, salam alaikum. Voilà, comme ni ma leen ko waxee woon tout à l'heure rek nee naa damay dugg ci biir xool xale yi naka la ñuy waajee concert bi nga xamante ne ni moom mooy am le 2 septembre fële ca Bessayaawo. ma xiif ñu tegal ma ñam sama xel mbas ma dem ci yow ma daal di mel ni ku suuf te fekk ne lekkuma dara bu jotee ma jéem a nelaw di la jëleer nga xaar ba ma min la nga bàyyi ma weer. Moi, je me nomme Chantal Diouf, j'habite à Ndiaganiao. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé parce que Cos Make-up, il y a tout, comme Marc, Laura Sims, Agnubar. Moi, nous topatons, defal ñu ci du maquillage yu baax, simple, discret, en plus dafa légère, da ngay nekk à l'aise. Sincèrement, maa ngi invité ku mos a ñëw nga ñëw Cos Make-up parce que c'est à découvrir, sincèrement. Bonsoir, je m'appelle Adi Diallo, étudiante en 3e année à l'Institut africain de management. Xaaral. Nit dina la reetaan bëggu la bañ nu mu weex weex dereeta ko lal waaw loolu moom mën naa ni phrase boobu daf ma marqué parce que ça résume tout dëgg la nag nit dina way mais nay fekk way bi ngay way muy jàngale xam nga fecc moom ñëpp ko mën mais na fekk li ngay fecc tamit ngay déglu paroles yi ça va Sidi moom macha allah. waaw lu dë ak Sidi moom du yomb dañuy dem waaw fete ko. yóbbaale suñu rakk yi suñu yaay yi ñëpp duñ bàyyi kenn daal malgré dañoo dem pour ak ouverture bi yëpp wane waale mi si mais dinañ happy nag so but anyway Bonsoir, mon nom c'est Dionia, j'habite à Keur Massar. Casting bi nag maa ngi koy préparé bu baax vu que c'est pas quelque chose de facile. En plus c'est la première fois may participer vu que y a le stress voilà parfois damay angoissé damay tiit mais n'empêche quand je suis à la maison je fais des répétitions voilà maa ngi koy préparé bu baax daal en tout cas. Bonsoir, je m'appelle Ramatoulaye Dia, j'habite à Keur Massar. waajal ko bu baax a baax parce que du lu ndaw en vérité Miss Labado du lu tuuti alors que bis bii rek nañu am pour wane li ñu mën pour ñu xool ñan ñooy dem finale incha allah parce que être Miss c'est pas vraiment facile dund nañ aventure yu neex ça s'est très bien passé entre Miss alors voilà c'est le moment pour décider ñan ñooy dem finale. asalaamaaleykum maa ngi tudd Marème Aliou Ba maa ngi dëkk Cambérène 2 stylisme lay def Labado moom mooy neɗɗo joɗɗo quoi debbo jontaɗo joɗɗo machallah somi gagné ɗum kam inchallah Richard Toll nama ɓe belta Fuutankoɓe maɓe belta Walanama ɓe belta Saint-Louis maɓe belta Poutnaɓe aussi parce que koreji am toon ɓe goni hep fof maɓe belta. Bonsoir, je m'appelle Khadili Keita, j'habite à Mbour. Waa casting bi ñu ngi koy préparé bu baax parce que waa Miss Labado teg nañ ci condition yu baax répété nañu lépp répété nañ jàngal nañu dox ak lépp instant bi ñi ngi xaar rek bés bi jot ñu ñëw won li ñu mëne. maa ngi tudd Oumou Khayri Sow je viens de Pout. Franchement passé naa journée bu neex parce que seen maquillage dafa rafet en plus dafa légère te tamit dañoo am marque yu baax et tout mu ngi mel ni genre que defuma maquillage dérangé wu ma benn yoon. ak par rapport ni mu doon mel avant su ma daan def maquillage daf ma daan déranger et tout mais là moom je me sens à l'aise. Bonsoir, je me nomme Fatou Sow, j'habite à Thiès. maa ngi préparé bu baax ndax dafa doon jour boo xam ni yombul te ñu bari bëgg nañu sélectionner leen ak yooyu noonu te pour être mannequin il faut beaucoup le vouloir et être bien dans son corps c'est tout ça.
voilà téléspectateurs yi lii nag lañ leen indiloon tey ci seen émission Labado tey nag dañoo ñëwoon fii ci Cos Makeup maquillage bu rafet bi nga gis nga xamante ni mi biñ ma defal tey vraiment man du ma def make-up mais je me sens à l'aise marque bi mooy Nuba ak Laurent Sims képp ku ko bëgg nag da ngay ñëw fii ci Cos Makeup mi ngi nekk Ruqu Disquette chez Mame Thierno Diop. Alors échec et mat qui sera la reine? Rendez-vous c'est le 2 septembre à partir de 10h fële ci BCEAO ñu ci ànd ak Sidi Diop bu leen ko kenn nettali. Rendez-vous c'est le 2 mais man dama leen di bàyyi ak Mama Diallo moom mu continuer ak Sidi Diop. Au revoir. alors Sidi léegi nag ñu jublu ci waxtaan bi léegi dama bëggoon xam nag lan mooy sa actualité lan ci lan nga nekk gis nañu que nga nekk boy bu ndaw nga ñëw rek def benn boom nii ci biir musique bi lan mooy sa secret. waaw mais secret bi yëpp job la liggéey di liggéey daal mooy la grand yi wax léegi maa ngi ci sama ginnaaw grand yi maa ngi ci ginnaaw 5 étoiles ak samay mag sama ginnaaw manager Baye Sall di ko déglu di liggéey loolu képp mooy secret bi waaw loolu rek la. mais Sidi loolu mënul nekk loolu kese mënul nekk secret bi Sidi Diop loolu c'est impossible Sidi ay guichet fermé. waaw mais yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp mooy loolu mais yooyu yëpp boo liggéeyul woon tamit ñëw teg li nga xam ne jaam ñi bëgg nañ ko duñ la fa mës a fekk yow yaay liggéey jéem a indi lu neex lépp loo xam ne boo ko defee tey ji benn moment dina ko déglu ba mu neex ko mu am envie baal si la da nga koy def te moment moom buy ñëw day xëcc keneen ay guichet fermé ak yooyu yëpp bon c'est bien beau mais lépp li ko jiitul liggéey la. waaw kon da nga def daal patak organisé daal di liggéey. waaw job rek job. toujours travailler encore travailler et beaucoup travailler. beaucoup travailler inchallah. c'est très bien alors ñu gis ne tamit da nga génnee benn album bu bees bëggoon naa tamit nga wax ñu ci biir album bi am na Jaabira instant bi mooy def buzz ci dëkk bi xale yi sax tout temps yi sax dañ koy woy. waaw mais waaw album bi dama ñëw def album génne ko albumu 9 titres Jaabira bi nag ñëw tukkal àdduna Sénégal ñëpp safoo Jaabira. album bi nag wax dëgg neex yàlla doon album boo xam ne am na fu ma yóbbu te xam naa ko ndax bañ jógee ci album bi def nañ tournée Europe def 23 dates ànd ci ak doomu Jolof Ibu Combaan ñibbi si continuer di dox ci promotion album bi mais boobu ba léegi ñoo ngi jaay li ñu génnoon lépp a jeex mais dañoo woowaat ñu obligé demaat ci Papis Konaté gravé waat yu bari ma koy bëggee wàlla bu baax a baax grand Papis kuy jàpp ci liggéey bi la comprendre nga boobu ba léegi aussi ñu ngi ci album bi chaque jour nit woote ne damaa bëgg som bu mag. ñu ngi continuer di jaay di def promotion album bi wax dëgg neex yàlla te album bi gis naa ni ko sénégalais yi accepté gis naa ni ñu ko bëggee Jaabira bi ñu ngi koy waaj a tourné xam naa fii ak suba wala ginnaaw suba la ñuy def clip bu Jaabira bi incha allah. ma ne kon loolu narul yomb de. non loolu du yomb àdduna bu tukki la loolu Sénégal la koy waaj fu mu toll nii Jaabira. non bu naree yomb sax ñu bàyyi lépp mu sedd parce que ñun duñu dox ci lu yomb maa la ko wax. voilà léegi Sidi ma bëggoon nag xam lan mooy sa rapport ak yeneen musiciens yi. waaw rapport yi ma am ak yeneen musiciens ñëpp ay relation wu mag ak raq ñoom samay mag lañ Sidi Diop seen raq la ñu am nag ay relations yu bien comme tabaski bii ñu jugee ñun ñëpp dañoo wootante téléphone dañoo message am te dañoo déggante déwénati parce que bu lépp weesoo tamit ay jullit lañ on est des frères on est de la même famille ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk ay jullit lañ jàmm ak salaam rek lañ seq récemment aussi def nga fi benn concert ci plage Malibu la ñu gis ne tamit vraiment Sidi man bi ma gisee nit yi dama ne attends mais ñii ñëpp est-ce que Sidi Diop la ñu ñëwal tamit y avait tellement du monde lan nga ñu mën a wax ci loolu ak lan moo la motiver ba nga def concert boobu. waaw li ma motiver ba ma def concert boobu noonu man aw ma lu dul banlieue aw ma aussi lu dul géejawaay te it nag fii comme li may wax rek fii laa defee lépp fii laa wéyee ay simb mariage yi ngénte yi kon lépp lu ma am rek donte bu doon 1 million la damaa war a génne 500 000 yi santaatee ko banlieusards yi santaatee ko sénégalais yi looloo war ndax fu ma woote ñoom ñooy ñëw guichet fermé yi ngay tudd yëpp ñoom ñooy ñëw comprendre nga looloo waral jour boobu ma toog ne xaaral il faut que dimanche bi ma sargalaat banlieue wan leen ni man fu ma egg ak nu ma mel rek seen jëmm yi képp a tax ak seen bëgg-bëgg ci man ma def ko comme man rek ni ma leen bëggee ñoom it ñu ñëw wan na ma ni Sidi ñun ñoo la gën a bëgg banlieusard ñooñ dañoo mën a sot te wax dëgg neex yàlla gis naa niñ may jàppale gis naa fi ñu ma teg ñoom dañ ma bëgg banlieue bi ba mu daj loo wax ñu ne la Sidi Diop xew anniversaire concert lu am ñoom yaakaar nañ ni bu Sidi Diop ñëwul rek neexut maa ngi leen di bëggewaat di leen wax ni fi ñu bëgg ma yegg fa yàlla naa fa romb ci barke Seydina Muhammad
Alors, comme bu ñu waxee Labado, comme ni ma la ko waxee sànq bu ñu waxee Labado, on parle de la femme et on doit aussi valoriser la femme. Yow pour yow ban jàngat nga jël ci jigéen moo jur suñu ay jigéen mooy suñuy yaay mooy suñu ay maam te ñoom ñooy jur aussi waliw yi donc lan nga mën a wax ci jigéen ak ban conseil aussi ngay jox xale jigéen yi. waaw li ma mën a wax ci jigéen bari na mooy li ma la waxoon au début ne la ñoom yàlla dafa dogal ñoom dañ maa bëgg ndaxte boo ñëwee soirée Sidi Diop jigéen ñi dañ fay fees dell di ma soutenir di ma dooleel bëggal ma seen bopp ñoom ñoo ma njëkk a tuddee le chouchou de la musique sénégalaise dañ maa bëgg am fuñ ma teg man it ma raw leen trop wax dëgg yàlla ñu jàppale ma joué lu bari ci sama carrière ndax bu son yi bu génnee ñoom ñoo koy sinap ñoom ñooy tas ci statut yi ñoom ñooy def lu ne man it ma bëgg leen trop ci sama xol pire sax dama leen a bëgg bu baax a baax a baax ñoom jigéen ñi ñu nekk suñu yaay ku fi baax ñoom ñoo la jur ku fi gën ñoom ñoo la jur kon ni ko maire bi waxee jigéen mooy jur buur mooy jur lépp jiitewul jàq jiitewul màq waaye jigéen sax a jur Seydina Muhammad lu fi waaye di jiite rek jigéen mooy sayaay woy naa ko ci morceau yi ci album bi conseil bi ma leen di jox mooy nañ gëm seen bopp xam ñoom ñooy kan am ambition dans la vie boo ji il faut être ambitieuse nga xam li nga bëgg xam fi ngay teg sa bët nekk xale kon man sama gëm-gëm Sidi xale la et lan moo tax mu dem jeu ji grand théâtre dafa teeloon au début loolaa doon dégg mais nekk xale terewul am jom te tekki ak réussite teguñu ko fi pour mag ak xale dañ ko fi teg pour tout le monde kon nag jigéen ñi ñoom dañ cee am seen part bu baax a baax a baax man daal maa ngi leen di ñaanal ak bépp jigéen bu may seetaan li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom defal. alors Sidi lan mooy sa programme ñan programme nga ñu tëddal lan nga ñuy préparer ci mois d'août bi. waa instant yi ñoo ngi waajal programme yu bari ñoo ngi waaj Jaabira Tour ñu ànd ceeg Tipo Prod ak les jumeaux ñu war a def nag Jaabira Tour wër fépp Jaabira Tour bi sax defe naa ne day commencer ci le 2 bi ndaxte bu ñu ñëwee jël Miss Labado ñu jaabira ba tëdd ñu xool jóge le 2 bu ñu paree ci yéen incha allah le 5 maa ngi war a dem le 5 octobre. maa ngi war a dem fële ca monument de la renaissance pour une première fois Sidi Diop di fa woote ma àndi ceeg les jumeaux ak Tipo Prod mu doon na concert boo xam ne dama ciy invité waa Sénégal dama ciy invité waa banlieue dama ciy invité fépp soppee Sidi Diop nekk di ci invité waa Tivaouane waa Kër Cheikh Awa Balla Tivaouane ñëpp suma limee juum sama ami d'enfance na ñëpp ñëw monument de la renaissance incha allah le 5 octobre dina neex dina yëngu. Sidi Diop monument de la renaissance rëy na de da ngaa wóolu sa bopp de yow xalaat nga ni foofu dina fees dell. waaw mais bien sûr man aw ma xalaat yooyu ay dina fees ak non man ragaluma loolu waaw dama ko gëm moo tax ma song ko waaye te it monument bi depuis mu nekk monument ba léegi yeneen woykat rek ñoo fiy joué man ma ne pourquoi pas ma ñëw joué fii parce que Davido joué na fi Wizkid ñeneen ak ñeneen monument bi Sénégal la nekk. man ma dëkk Sénégal sénégalais yi bëgg ma ne pourquoi pas ma song ko réussite nag yàlla moo ko yor dañ koy ñaan yàlla defal ñu ci réussite total ñi ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm yaa fonk naa la lool kay nga ñibbi bàyyi ma te man mi yow la loof waaw say appel doyatuma lool WhatsApp bi doyatuma lool jëmm ji laa la laaj tey nga xëy bàyyi ma waaw Snap bi doyatuma lool WhatsApp bi doyatuma lool Facebook doyatuma lool waaw jëmm ji laa la laaj jar na ko
I love you. Mi fait, je t'aime beaucoup. Sama chéri, billaay sama chéri, sama chéri, man de bëgg naa la. Bëgg naa la lool. My baby, billaay my baby, sama chéri, man de bëgg naa la. Sama chéri, man de bëgg naa la. Sopp naa la lool. Sama chéri, bilaay sama chéri, my baby, man de bëgg naa la. Wayla leen may ki may bëgg a wax. Yaa ma gën a ñii, yaa ma gën a ñee. Man de maa la xool ci ñoom, baby boy only one. Voilà, comme vous l'aviez si bien vu loolu moo nekkoon clip Sidi Diop alors ma jàkkaarloowaat ak moom ñu continuer waxtaan bi rek lépp ci préparation lancement Labado saison 4 2018 le 2 septembre fële nga xamante ni mooy plage BCEAO mais Sidi ba yaa ngi waajal le 2 bu baax. waaw maa ngi koy waaj bu baax xam naa ne année bi moom dina uteeg année yu jotoon a weesu ndaxte année bi dina neex dina metti dina leen laay fa lu neex waaye gëm naa ne di ngeen jaabiraa ba tas ja. mais la nga ñuy waajal ban surprise nga ñu nar a andil le 2 septembre. ah mais bàyyi ma def ko surprise rek bàyyi ma bàyyi leen ba boobu jaabiraa bi laay modifier defee ko neneen. ah bon c'est sûr bàyyi nañ lépp sa loxo de. yow kay bàyyi ba le 2 damay ragal nag àdduna maa ngi leen di woo yéen ñëpp le 2 incha allah mag ndaw góor ak jigéen fu ngeen toogee ba 2 heures añ ba pare bu ngeen naanee lëwal sax bu leen xaar deuxième bi seen kër jubali leen fële ca plage BCEAO waa parcelle 1 ba 26 woo naa ñëpp na ñëpp ñëw Sidi Diop moo fay nekk ak xale yi jongoma yi kon nag na ñëpp ñëw woo naa ñëpp waaw. mais Sidi nag à quand le mariage nag. kan man non ñoom bàyyi ma woyal leen rek mariage mi ngi ci kanam. looy ragal. da ngay bañ ñu yóbbu la kër yàlla gi tax wala. non man dama ragal loolu mais ñoom bàyyi ma woyal leen rek. bëgguloo sama mari sama miis yi dañoo rafet de. non man am naa borom ba pare bàyyi ma woyal leen rek. ah donc Sidi n'est pas un cœur à prendre nag Sidi n'est pas un cœur à prendre alors ñu continuer toujours donc le 2 bi mu ngi leen ci woo ñu ñëpp à partir de 15h ci lay yëg def live am incha allah et ce sera un Yendu Beach à partir de 10h alors venez nombreux et ne vous le faites surtout pas raconter en même temps ci la ñuy joxaale résultats 20 filles yi nga xamante ñoo qualifié directement au final alors Sidi mooy sa programme. waaw bu ñu jugee foofu noonu su ma jugee ci waa Miss Labado incha allah damay dem le 15 septembre du moins le 15 septembre Sidi Diop day ñibbi si waat Ravin Night Club maa ngi ñëw nag ànd ceeg waa banlieue waa Golf waa Las Palmas Fitch Beach Darou Salam Arrêt Dial Mbaye banlieue ñëpp maa ngi leen di wax le 15 septembre Sidi Diop day ñibbi si da ngeen maa wax ne da ngeen maa namm rek di ngeen xam ne maa leen dàq namm fuuf te su ma ñibbi si waatee Ravin ngeen xam ni booy beeg woykat bi ñëw na kon nag rendez-vous le 15 septembre incha allah banlieue Zari bu ko kenn raté le 5 octobre événement bu musul am Sénégal mooy am fee ca monument de la Renaissance Sidi Diop ak waa 5 étoiles ma ànd ceeg les jumeaux ak Tipo Events dina garaaw trop ndax dina am son et lumière Sidi Diop dina leen jox spectacle bu ngeen musul gis événement boobu nag dama ci woo Sénégal di ci woo waa àdduna ndax bi mooy première fois un Sénégalais di tëgg foofu ci monument de la Renaissance parce que ay ñoom Davido ñoom Wizkid ñoo fa doon jouer mais pourquoi pas Sidi Diop pourquoi pas beneen artiste parce que ñun fii lañ dëkk te yàlla def nañu ci xolu sénégalais yi ñi bëggal nañu seen bopp kon nag ñoo ngi woo ñëpp incha allah le 5 octobre Sidi Diop monument de la Renaissance mag ndaw góor ak jigéen na xale yi teel a jënd seen i basket. ah Sidi nag instant bi da ngaa wul sa bopp mais monument de la Renaissance dafa rëy de.
non question affaire bi du ay rëy ak lii ak lii ak lii ak lii non non affaire bi sabablu la rek yàlla rek ay dogal kenn xamut lu ne ci kanam man daal damay sabablu di ñaan yàlla nañ ci yàlla may ndam ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu jugee tamit foofu noonu incha allah ñu ngi war a dem aussi benn tournée bu mag Canada. waa Canada nañ ma waajal bu baax a baax a baax xam ni 5 étoiles ak Sidi Diop ñi ngi ñëw waa Thiès tamit nañ ma xaar ndax Jaabira tour bi Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar foofu laa koy tëjee. Mikelaan nañ ma xaar te xam ni foofu laa koy tëjee Thiès kaay Mikelaan Sidi Diop foofu lay ñëw tëjee Jaabira tour bi yéen ñëpp ngeen ñëw ñu Jaabira. alors instant bi fan la ñuy dem nii parce que ñi ngi visité Guédiawaye ñi ngi daw sànq ba tey ah. waaw instant nag dama leen di yóbbu sama kër maam ginnaaw bañ jógee sama xarit yeeg sama am di jàmm yi sama dëkkandoo yi sama mag yeeg sama grand yi ak fi ma nekk damay dem sama kër maam nii seeti leen ngeen dem nuyu sama maam bi nga xam ne moom moo jur sama waajur bu góor moo jur sama papa. voilà si yaakaar naa ne agsi nañu fi nga xamante ne maison familiale bi ñu jàkkaarloo ak sa maam. waaw instant yi mooy li ma la ko waxee léegi ñëw nañ ci sama maam bi nga xam ne moom moo jur sama papa muy yaay Fat Diallo kon ni ma la ko waxee léegi ci yoon bi moom moo jur sama papa fi ñu nekk nag foofu suñu kër la suñu xarit yeeg suñu dëkkandoo yeeg suñu am di jàmm ami d'enfance yeeg staff bi yëpp fa lañ dëkk. foofu tamit nekk suñu kër maam boo xam ne dañ fa nekkee léegi lépp rafet kii tamit nekk sama maam jur sama papa di ku baax ku bëgg njaboot ku bëgg sët man moom kon ni ma la ko waxee léegi ci yoon bi dama ne la man daf maa bëgg ba amul ci man sago lii musu ko def. bisimilah rahmaani rahim. allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam ñu sant yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yéen ma sant sama ndey sant sama baay sant sama borom kër ma yaakaar yàlla yaakaar naa ko woon ci àddina yaakaar naa ko it ci àllaaxira Sidi mii nag day sama sët yi bari nañ torop mais moom dama ko ñeemantal day sama xarit di sama lépp ma bëgg ko ci sama xol te yàlla def ko sët yi bari nañ de man nag bañoo benn sët xam naa li ma dëkkul ak li may sore yoog moom temps yi te gisatuma ko xam naa ñeemantal boobu moo tax ma gën a xiir ci moom waaye nag Sidi sama sët la mais yaru na xam na man may kan fonk na ma fonk na ay bàjjanam kon nag lépp lu nit gis ci àddina na ko sant yàlla ay yeneen tabax Seex na Ahmad Tijaan gënuma kenn nag waaye nag sama njaboot gi même sët yu nga xam ne ñoo ko fi mag dañ ma respecté Sidi mii yàllaa ko xiir ci wuy gi rek waaye judduluwu ko du ci ndey nag du ci baay waaw xëy na nag destin day am kenn mënu ci dara mais commencement bi metti woon na ndax kenn nanguwul woon ku ne doomu làkkat ku ne bañ nag siisu nañu def na bi ñu demee ba xam ne rek xëy na lii yàlla moo ko def ña nangoo ko fukki loxo ak juróom mais gën a lu ñu woon nag mais lu yàlla dugal kenn mënu ci dara waaye nag nee naa ko woy wii bu tax nga yàq sa judd bul beew bul réew bul fuuy doomu nit ku baax day xam boppam doomu nit ku baax day xam boppam nit dana son bu mu bon te fekk ku baax la waaw kon nag yow yaay mottali sa bopp nag man nag dama koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér bu yaram te lu may ñaan dama naan moom bu may ñaan suba ci barki Seydina Muhammad dama naan gune yi jóg tolloog Sidi yal na leen yàlla yeggale fi ñu jëm barki Seydina Muhammad amiin amiin salaatul faatiha bi may wérdi man ñëpp laa ñaan yéen ñëpp dama leen di ñaanal yéen a xam li ngeen xam di sumb di dem yal na leen yeggale fi ngeen jëm nit ku ne xam na fi mu jëm nit ku ne xam na lu mu bëgg yal na ngeen fa yegge jàmm ak salaam
fàttali ca ba ma gone di ndaw bon voilà duñu def lu dul question yi fii laaj leen tey nan lañ préparé seen question ndax am nañ track wala amul track duñu def lu dul di leen poser question salaamaaleykum tur bi. maaleykum salaam Jéegi Sow. naka ngay préparé sa question. maa ngi koy préparé ak xel bu dal jàpp confiance si man confiante puisque sama yaay ñaanal na ma macha allah. alors jeune fille naka mu. ça va bien. lu bees. ah dara beesul. tur bi ak foo dëkk. Aïcha Kane Kër Massar. léegi Aïcha Kane nan ngay préparé sa question. pour l'instant nii waaw zen ñoo ngi koy préparé tranquillement kafre xam nga rek dindi stress bi tuuti xam nga dañoo stressé pour l'instant nii mais ça va. macha allah donc duñu def lu dul souhaiter la bonne chance. merci beaucoup. salaamaaleykum Diamant Noir naka mu. ça va. lu bees. ça va alhamdulilah. nan ngay préparé sa casting. casting bi ñoo ngi koy pare bu baax a baax lii na Aram Sissoko Sicap Mbao waaw. d'accord waa Sicap daal ñu ngi sa kaw. waaw ñoom ñëpp ñu ngi sama ginnaaw. donc je te souhaite bonne chance. ça va noo def. ça va bien. waaw tamit looy sëgg xanaa da nga am track. non même pas. yaa ngi préparé sa casting. waaw maa ngi koy préparé naturellement rek. yow fan nga jóge. Cambérène 2. loo tudd. Mbissine Faye. na nga def. ça va maa ngi fi. ngay préparé sa casting bi tey. xaw naa stressé wu tuuti mais ça va. waaw lu tax stress. dama stressé wu noonu nag. ñan ngay fan nga jóge. Pikine. yàlla muy bind jaam sàkk jaam def ci moom li ko suuf bi laay walaay bëggeel bi nga demee ba tey waa kër ga dañu la lu taaya ngi may gaañ sama chéri dama wéetal chéri. Bonsoir les filles, j'espère que amoo leen track que tout va bien. Bon fii nag jarul ngeen di am track wala ngeen di ruus wala affaire yooyu noonu. Nous sommes entre nous, hein. Je pense que visage vous êtes familier, donc il n'y a pas de stress. Donc marchez comme nous ko doon répéter, hein. Marchez droit, souriez surtout, parce que sourire dafa am solo en fait, parce que ça sort votre beauté. Donc vous souriez, vous vous mettez à l'aise. Donc xam naa après damay def benn démonstration juste pour rappel. Après voilà, ñu commencer casting. D'accord? Je me nomme Jorka. Jorka kan nga gunge si tey. Sama grande sœur laa gunge si tey Fatou Diagne. loo koy wax mi si rafet nañ de gis nga ñu ngi fi fekk. Mais man wóolu naa sama bopp daal.
yaakaar nga ne moom dina ko toj dina bokk ci ñu koy gagné. waaw parce que dafa rafet trop te am na talent tamit. nga naan Sikki Njaay atumaan ma jaay góone bu dem ba bàyyi mu maar surtout Maram Njaay bi dem ba jeey waaw téléspectateurs, comme ni ngeen ko gisee loolu laa leen andiloon tey seen biir émission Miss Labado spéciale grand balade avec Sidi Diop, le golden boy de la musique sénégalaise. Donc je vous donne rendez-vous le 2 septembre inchallah fële nga xamante ni mooy plage BCEAO. Ce sera un yendu avec les Labado et aussi un grand concert inédit avec Sidi Diop. balaa maa tàggatoo tamit di remercier ki nga xamante ni moo jaar ci habillement bi comme d'habitude jël yére rek ne maman am solo defal la neex Malick collection Sam maa ngi lay bëggee bu baax mais Sidi lan ngay tàggatoo nag. waaw li may tàggatoo mooy bëggee waa Sénégal bëggee waa àdduna di bëggee képp koo xam ni soppee Sidi Diop nga maa ngi lay bëggee di bëggee nag bu baax sama ñaari kër yi ma dem bu ma sañoon nag dem fépp fu mbokk Sidi Diop nekk su ma sañoon ma dem fa. waaye nii nag la ko yàlla dogalee émission bi moo gàtt waaye gis naa ni ngeen mel ci man waaye nu ko raw laa mel ci yéen maa ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne dañoo ne ci hôpital yi yàlla na leen suñu borom yëkkati ñi nga xam ne dañu fee nekkoon te nekkatuñ fi fañ nekk yàlla na leen gënal fii di ñaan yàlla suñu xarit boo xam ne daf fee nekk fii ci banlieue bi ndax ñun amuñu lu dul banlieue muy Ngaaka Blindé ñoo ngi koy ñaanal fee mu nekk yàlla na ko yàlla gaaw teggil tiis bi mu jóge fa ñibbisiwaat ci ñun ci nu mu gën a gaawee ndax banlieue Sénégal musique hip hop ñëpp namm nañ ko yàlla na ko yàlla teggil tiis bi àdduna nag nii la parfois yàlla teg la tiis waaye ñu ngi koy ñaan na ko teggil Ngaaka Blindé ak képp moom kum fa fekk ci barki Serigne Saliou date yi nag mi ngi noonu le 2 Sidi Diop mi ngi plage BCEAO le 15 septembre incha allah Ravin Night Club le 5 octobre Sidi Diop war a dem monument de la Renaissance mooy doon tëj te jaabira mooy doon tëj te vacances yi incha allah maman yow de damay ragal le 2 di nga am problème trop ndaxte jaabira bu bees bi ma nar a indil Miss Labado yi dama bëgg bis ni ki tey nga commencé di ut sa corde bu oyof te xam ne di ngeen fecc ba daw requin yi ñoom répété nañ ba pare bale ni woo nañ ma tey ci suba jën yeeg ñoom ñëpp répété nañ nee nañ dinañ ñëw ci bis bi kon ñoo ko déggandoo. li ma war a woy yëpp dama koy bàyyi ba le 2. Sidi barki si kóor yi di nga woy. non tey dama yenu le 2 bi ba nga xam ne damaa bëgg a denc baat bi namm ko incha allah ba le 2 xale yi teel a ñëw man ak Miss Labado du yomb Sen TV ci boppam ñoom xam nañ ne am nañ gan te le 2 lañ ci xam dara incha allah. jaay doole baaxul. ak ci lu mu mën a doon. fas dafa naagu ni Mbamba maa la gën a gaaw. xale yi ñu jaara wax ko jaabira ñu jaabira wax ko jaabira yaay Mari Njaay fa demba doomu nday Binta bi yàlla yo mama jaabiral ay jaabiral kon de rendez-vous bi mooy le 2 sama gaay ba tey